Li nga xamante ni moom moo xew ci dëkk bi war na tiital ku nekk, ndax kat lii day indi njàkkare, day indi tiit ci dëkk. Bu fekkente ni heure bu ñu yeewoo dëkk bu mel ni Sénégal nga xamante ne dañ ko xamee jàmm, xamee ko li nga xamante ne mooy teraanga, xamee ko dal. Bu fekkente ne nag dem nañ ba heure boo yeewoo wala chaque semaine nga dégg agressé nañ nit, waaye du ñu yem ci loolu, dañ koy rey. Am na ñoo xam ne sax dañ leen di daggati, am na ñoo xam ne dañ leen di jamati. Loolu nag mu nekk li nga xamante ni day jóg psychose, waaw lu ñuy woowee xel boo xamante ni du dal. waaw képp kuy dox yaa ngi sóoraale balaa ñu lay bett di la agressé wala di la rey. Loolu mu nekk mbir mi nga xamante ni baaxul ci réew, ndax loolu bu amee rek nit ñi duñu dund ci dal, nit ñi duñu dund ci teeyu xel. te nit ñi bu ñu dundul ci dal, dunduñu ci teeyu xel ak xol, musiba lay indi. loolu rek souffrance, mettit gënu ko rëy. tey li nga xamante ne moo xew, suñu gouvernement yi war nañ ci def jàngat, waaye defuñu ko. tey lu ñuy xëccoo wala lu ñuy coow mooy élection législative yi, nga xamante ni du priorité, waaye priorité bu gën a doon priorité moom mooy sécuriser réew mi. ba corona duggee fii lan lañ def, ñëpp a booloo armée bi ñu dajale ko, ñu dajale suñu alal, dajale lépp ngir lan xeex benn noon boo xamante ni mënuñu ko gis, léegi nag am nañ benn ennemi bi nga xamante ni moom mooy insécurité. te insécurité du mala moo koy lal, du feebar moo koy lal, daanaka doomu aadama, man mii di wax comme man, mooy lal insécurité, mooy tax insécurité am, mooy génn di agressé, mooy génn di raye. effort yooyu nga xamante ni defoon nañ ko ngir xeex ak li nga xamante ne moom mooy corona, te corona mënuñu ko gis. effort yooyu buñ ci defoon xaajaat, insécurité jóge fi ci Sénégal, wala même bu fi jógewul dina wàññeeku. te ma wax leen ni lii nga xamante ni ñoo ngi koy dégg, nangu moto yi, rey nit, daggati nit, fekk ko ci butikam, jam ko mu dee fekk moo ngi ëmb, loolu yëpp dafa nekk lu feeñ. waaye am na ay agression yi nga xamante ni feeñul, te moo ngi am fii ci réew mi, moo ngi am ci Dakar, moo ngi am ci gox yu sori yi. mu nekk mbir boo xamante ne dañ cee war a def jàngat, xool lan mooy pousser nit ñu ñuy rey. parce que ginnaaw corona am na lu fi xew. boo xoolee ba ñu dundee corona ba pare da ngay gis ni am na lu xew. te bu fekkente ne def nga jàng dëgg, boo xoolee nit ñi nuñ doon manifesté woo, nga xam ne ñii dañuy manifesté wu, nga xam ne ñii seen bopp lañu lijjanti, nga xam ne kat Sénégal fii am na ñi nga xamante ni ay voyous lañ, am na di nga xamante ne ay assassin lañ, am na di nga xamante ne am na ñi nga xamante ne ay bandi lañ, am na ñi nga xamante ne sax yoroon nañ arme. nga xam ne loolu nit ki bu amoon éducation, bu ko nekkul woon rek, am na yenn mbir yi nga xamante ne du ko def. day yam si marché bi, waaye du dem di dajj ay boutique jàmbu, di dajj ay Auchan jàmbu, di taal ay station, di taal ak ay mairie. loolu lan moo ko waral? d'une part am na ñi nga xamante ni dëgg la, xam naa duñu ay assassin, duñu ay bandi, waaye am na ñi nga xamante ni boo leen identifier rek di nga xam ne jëf ji même en temps normal nit ki boo moytul dina ko jëf. jàngat yooyu nag la gouvernement bi waroon toog, ak képp ki nga xamante ni réew wi soxal na la, képp ki nga xamante ni yow analyste nga, yow sa xam-xam màcc na ci wàllu analyse, sa xam-xam màcc na ci wàllu jàngat. ñu jàngat ko, ñu càmbar ko, xool yan mesure leen siy jël, ndax loolu kat mooy tax nga xam nooy mun a prévoir, loolu mooy tax nga xam nooy mun a sécuriser sa bopp. gouvernement bi génn ne fii am na ay terroriste, waaye bañ ko waxee ba tey, donc day won ne lii waxu caaxaan la, parce que bañ ko waxee ba tey jëluñu ay matukaay ngir xeex ñoom ñooñee terroriste bu ñuy wax, jëluñu ay matukaay ngir xeex ak terroriste yooyu. donc boo nee réew mi am na ay terroriste ba pare yow jëloo say matukaay, armée bi génneewoo leen comme ni nga génnee woon armée bi jamono bu marche bi amee wala jamono bu corona amee, nga xamante ne
chaque jour dina am ay soldats dina am ay homme de tenue yu génn di saytu réew mi di xool ñan ñooy génn te ñu ñuy saytu ñooñu defuñu dara waxuñu dara waaye bandi ak kudul bandi ñoom ñëpp ñoo ngi saytu bañ kenn génn. effort boobu waxuma ñu def ko parce que moyens yi amuñu moyens yi peut-être waaye yaakaar naa ni am na le minimum bi nga xamante ne tey état bu si jógee insécurité bi nga xamante ne moo nekk ci réew mi dina nekk li nga xamante ni même bu fekkente ne dañul totalement dina wàññeeku. rey yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi am na ay mbir yi nga xamante ni moo ko sabab. boo xoolee suñu réew mi bokk na ci réew yi nga xamante ni moo ëpp ay ndaw suñu réew ay ndaw kese la waaye ndaw ñooñu nag nekkuñu li nga xamante ni dañuy liggéey wala dañoo occuper ndaw yi nga xamante ni la majeure partie ay chômeurs lañ la majeure partie liggéeyuñu amuñu xëy amuñu gont ñenn ñi ñoo ngi ci bab yi ñenn ñi ñoo ngi ci pari foot yi ñenn ñi ñoo ngi ci PMI ñenn ñi ñoo ngi ci place yi. daanaka foo tourné rek di nga gis ay jeunes yi nga xamante ni liggéey ñu defuñu dara ñi nga xamante ne ñoom jomm nañ def yenn yi ñoom ñooy nekk ci jakartaay ñoom ñooy nekk ci ambulance ñoom ñooy dem di yanu ñoom ñooy def di def lii mais imaginez bu fekkente ni jeune bi nga xamante ne yow am nga 30 ans am nga 35 ans amoo gont amoo liggéey amoo xëy amoo dara 100 francs bi nga ndekkee mënoo ko am affaire bi metti ci yow mais kooku ngir mu doon bandi wala ngir mu doon leneen lu dul bandi dafa yomb parce que ñàkk buntu mbon la daanaka boo ñàkkee rek am na mbir yi nga xamante ni bu fekkente ne amul benn éducation de base wala yàlla dimbaliwu la da ngay dugg ci buntu yooyu yaa xam buntu jaay sa bopp yaa xam buntu ngóor jigéen yaa xam buntu sàcc yaa xam buntu rey nit yaa xam buntu agressé buntu yi bëri na lan moo la ko exposé parce que yow occupé woo waaye boo occupé woon di xëy 8h wala 9h di wàcc 17h wala 18h doo tal di sàcc doo tal di dugg ay ci tuuxi duuna lan mooy indi mbir mii nag nit di dem di agressé di jël sa alal di la rey di la def nangam loolu parce que nit ki dafa dem ba nga xamante ni day sës te doomu aadama bu xiifee mun na sax lekk doomu aadama mam waxuma la sax rey waaye lekk ko mun na ko def ndax doomu aadama mooy créature bi nga xamante ni am na mbir yoo xamante ni mënu ko supporter jamono ji nag loolu lañ toll suñu dëkk bi ndaw yi dañoo bëri macha allah ñoom ñoo fi ëpp daanaka ñoom bu ñu nekkul 2/3 de la population jege nañ ko léegi ndaw yooyu nag normalement force lañ war a doon ndaw yooyu nag normalement avenir lañ war a doon waruñu doon charge pour ñu waaye ndaw yooyu espoir lañ war a doon bu fekkente ne amoon nañ politique publique yu baax àll baa ngi nii moo ngi yàññi yaatu lool ñu wax fa def ay mbir yi nga xamante ne dañ koy bay yóbbu fa ndaw ñi ñu inscrire leen ci loolu moo gën ngay jël ndaw ñi dinañ jox ay financement yi nga xamante ne tey 500 000 yi nga jox ni financement amul xam-xam amul compétence amul mënul def business plan xamul nan lay gérer affaire bi boo ko joxee 5 jours une semaine day jeex te du la rembourser léegi bu ko defee yow milliards yooyu ngay jël di ko financer ñooñee te am na ñi nga xamante ne majorité yëguñu ko parce que internet xamuñu si dara wala mënuñu ay inscrire bu ko defee ñooñu duñ ci jot ndaw ñi du kese ñi nga xamante ne ñoo nekk si université yi du ñooñu kese waaye ndaw ñi am na ñi nga xamante ne fréquenté wuñu école te ci réew bi lañ bokk ñoo ngi fi fees bi dell tey ñooñu tey am na benn politique bi nga xamante ne moo leen war a jël en charge politique boobu bu leen jëlee en charge am na mbir yoo xamante ne duñ ci nekk waruñu bàyyi benn ndaw di traîner parce que ñii ñëpp di agressé ñii ñëpp di rey bu munul doon mag parce que mag amul kàttan boobu lii ndaw moo koy def lan moo tax parce que ndaw ñi amuñu xëy amuñu gont amul beneen cause bu dul loolu parce que nit yaakaar naa ni doo rey nit eggaguñu foofu comme yenn pays occidentaux yi rey nit ci li nga xamante ne mooy bànneex la parce que dund gi soof na la nga rey sa bopp rey nit et cetera loolu yaakaar naa ni amuñu eggaguñu capacité boobu léegi mbir bi nga affaire nag buñ ko jaawale 1 2 3 ñu ne nañ appliquer charia loolu il faut mu intervenir parce que charia c'est pas comme on le pense charia dafa nekk li nga xamante ne dafa organiser wu avant ñuy wax charia
am na mbir yu jiitu. Donc peine de mort ça n'a rien à voir avec charia. Charia, donc la peine de mort c'est une loi de la charia. Ça veut dire peine de mort charia bu fekkente ne sans loi la, peine de mort benn loi la ci. Donc loolu dafa war a leer. Peine de mort ça n'a rien à voir avec charia, parce que la peine de mort a toujours été appliquée par beaucoup de sociétés, même occidentales. La France avant la révolution industrielle appliquait ça, la Grèce, la Rome, etc. Donc loolu bu ñu def confusion, parce que appliquer peine de mort soxlawul ñu naan charia, parce que am na beaucoup de pays non musulmans qui appliquent la peine de mort. Des pays non musulmans qui appliquent la peine de mort. Il y a des pays musulmans aussi qui appliquent la peine de mort. Donc basé wul ci foofu. Donc charia am na li nga xamante ne moom moo ko jiitu. Charia c'est pas une anarchie. Charia c'est très organisé. Charia dafa nekk lu organisé wu étape par étape la loo xamante ne processus la. te yaakaar naa li nga xamante ne moo ngi ci réew mi war nañ ko raxas ba mu set soog a wax charia. Charia dafa laaj éducation de base. yow mii naan nañ appliquer charia, est-ce que appliquer nga charia sa bopp? Pourtant charia wax na ni ngay sëy ak sa soxna, charia wax na ni ngay yoree say doom, charia wax na ni ngay dëkk ak sa dëkkandoo, charia wax na ni nga war a solo, charia wax na ni nga war a waxee, charia wax na fi nga war a dugg, charia wax na fi li nga war a déglu, charia wax na li nga war a lekk, etc. Donc ne faisons pas d'amalgame. Bul bàyyi ba émotion am ba dara am rek ngay soog a xalaat charia en tant que jullit, non, c'est pas comme ça. Waaw, c'est pas comme ça. te chaque fois bu fekkente ni nit ki day évoquer peine de mort dafa fekk dañoo laal ku ko jege, waaye bu ñu laalul ku ko jege rek du wax peine de mort. C'est quoi ces deux poids deux mesures? Donc mbir mi moom mooy lan tey bu fekkente ne ku la jege comme benn responsable d'une ONG chaque jour muy xeex droit des hommes, liberté, démocratie, kërëb muy xeex peine de mort, mais ba ñu reyee ku ko jege jour boobu la musa wax maa ngi soog a comprendre ñii nga xamante ne rey nañ ñu leen jege, maa ngi soog a comprendre lan moo tax ñuy wax peine de mort. Dañoo war a appliquer peine de mort, mu changer position. Mais lan moo loolu? Parce que ñoo ngi soog a rey ki nga xamante ne moo la jege. Donc mbir mi daal xaw na doy na waa torop. Xam naa duma guddal waaye moom lenn moom am na mooy instant on est dans une insécurité totale. Ku nekk na jël sa matukaay, ku nekk na sabablu, bu ko defee nga jël sa bopp dénk ko yàlla. Loolu mooy solution. Parce que yaakaar naa ne bu fekkente ne dañuy basé wu ci nguur gi, dañuy basé wu ci armée wala yu mel noonu, yaakaar naa ni duñu am sécurité. Parce que armée du la gàddal ba gàddale sa kër. Tey nit bu ñëwee ubbi sa kër dajj sa kër fekk la foofu ray la, yow yaay perte. Wala fekk la sa boutique comme ndaw si nañ ko def Pikine rue 10 ñu fekk ko ci boutique am muy liggéey, ñu fekk ko foofu non seulement yamuñ si sàcc ko waaye dañ ko agressé, waaye dañ ko rayaale doomam bu ci biir. Loolu mu nekk mbir bu doy waar. Loolu moo lay xamal ni sécurité dafa nekk benn processus bi nga xamante ni avant la dafa am mbir yi nga xamante ne moom ngay teg sur place, ay politique yoo xam ne moom ngay teg réew mi am sécurité. Képp ki nga xamante ne yaa ngi sa néeg, yaa ngi sa kër, yaa ngi ci mbedd mi, foo mën a nekk nga am xel bu dal. Même boo nekkee sa kër même boo nekkee ci mbedd bi doo tiit, waaye léegi jamono ji da ngay nekk sa kër, da ngay nekk sa boutique di tiit. Loolu nag mu nekk mbir bi nga xamante ne wax dëgg yàlla nguur gi war nañ see jug, responsable yi war nañ see jug, waaye koñ bu nekk tamit nañ jël seen disposition de jéem a xool nañu protéger seen koñ, jéem a xool nañu protéger seen localité, même bu fekkente ne dañuy dajale ay ndaw ñuy veiller. Ndax kat instant yi sécurité ku nekk sécurité moo ngi nekk ci loxom. Loolu mu nekk loo xam ne dafa war a leer. Lii nag loi yi nga xamante ne moom la ñu tëral ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo assassiné nit, ñooñu loi yi war nañ ko changer. Imagine leen tey benn agresseur bu ma fekkoon sama kër max sama njaboot mu rey ñoom ñëpp, wala dem si jàkka ja nit ñi di julli mu rey ñoom ñëpp, wala dem ci église nit ñi nekk foofu mu rey ñoom ñëpp. Tey buñ ko jàppee kenn du ko rey. Xam nga fu ñu ko yóbbu? Camp pénal lañ koy yóbbu, jox ko muy añ, jox ko muy ndékki, jox ko muy reer, muy entraîner, parfois muy jàng, etc. Ay 30 ans wala 20 ans bu fekkente ne avocat baax na 5 ans la fay def. Famille bu mu rey njaboot, famille boobu mu rey fa membre, ñooñu fàtte ko, moom ñu génnee ko. Donc vraiment lii du justice mooy
ki nga xamante ne dafa rey ci tayeef waxuma ay wàllu charia sax mais justice xel lu mu sax nangu mooy ki nga xamante ne bu rayee ci tayeef bu rayee ci maa tay boo xamante nga leer ne kii assassin la xamal ni kooku mbadit la kooku baaxu ci société éliminer ko ndax loolu si la jàmm nit ñi nekk moom mu doon exemple ñëpp xam ne kat bu ma rayee lii moo ma ciy fekk waaye duñ ma yóbbu prison di ma jox foofu nanga parce que am na ñoo xamante ne prison sax moo leen gën a nekk fii rey kaña ak rey doomu aadama lañ bokk lañu yamale yàlla nañ yàlla sàmm ku nekk ne jël sa matukaay jël sa bopp jébbal ko yàlla dénk ko yàlla ku la rey nga noppalu asalaamaaleykum seen mbokku Ismaïla